coalition tas kër yiñ gis biir Salaaji si ay fan yu néew si gannaaw ñu fàttaliku ne neewut ne duñ ne buleet mu ngi fi soog a xaw maa ngi remember fu mel ni Jaabang amoon na time tamit defoon nañ lu mel noonu du ne liñ waroon a tas yépp ci commencement bi niñ ko waxee jot nañ koo tas because dañ dem ay fan mu am ay wax yi ci xew ñu bàyyi ba bés ni ki tey loolu continué wut te lañ waxoon mooy ni ñooñu boo gisee ñuy daaneel seen kër yi dañ sampoon fi nga xam ne waruñ faa samp mooy yooni ndox moo waraloon flood bi doon aw naka taaxa bi doon xew si côté yooyu noonu muy xew di yàqal ñeneen moo tax ñu tas ñooñu seen kër yi loolu ba tey génnuñ ñu indi ci leeral fan lañ toll ci mbir moomu noonu ña nga xam ne yàq nañ seen ay kër naka lañ jëflante ak ñoom ba pare liggéey bi nga xam ne moo waraloon ñu tas kër yi pour defar yooni ndox fan la gaay toll ci loolu ba tey génnuñ pour wax ak askan bi ñu xam ci loolu noonu te boobu it nekkut ne mooy bi njëkkee ñu ñëw gis ñu commencé di daaneel Salaaji ni ma ko waxee ci commencement bi dafa am place yoo xam ne dafa war a nekk place lopitaan place yoo xam ne dafa war a nekk place pour jàngukaay school wala marché wala football field mooy fu ndaw yi di foyee ñu ne place yooyu la nit ñi jël wala xëy na jël nañ lu ëppal li nga xam ne moom lañ moom moo waral daaneel googu noonu loolu du suma wax ñoom ñoo wax loolu noonu si seen leeral yéen Mariama ak Uncle Lamin ngeen doon ñoo xam ne ndeysaan yàlla dogal ngeen bokka ci tolof googu noonu ñu daaneel seen diini ak ñi ñuy seetaan Mariama xam naa ne nag fan yii yëpp yaa ngi ci wax gi sonna nga nekk na lu diis saa yu nekk di explain the same thing loo xam ne du explanation bu neex du waxi baa neex métti na so di la masawu rek di si turi Kër Fatou ak Grand Bantaba panel si yëpp di la wax massa di la ñaanal yàlla damp sa xol yàlla muñ loola te yàlla it indi ndimbal boo xam ne di nga toog ne alhamdulilahi rabbil alamin kon li xew amal na ma njëriñ parce que yàlla indil na ma li gën waaye pour waxtaan askan bi rek ci lu gaaw yow yay kan xam nañ sa tur Mariama Bojang right waaye yaay nga am nga ay doom pour explain rek sa jaar-jaar ci lu tuuti balaa ñoo egsi ci li nga xam ne moo waral waxtaan bi tey. jërëjëf sista ne man comme ni ko waxee ni ma ko njëkkee waxee rek man Mariama laa tudd Mariama Bojang ma fa waa Sukutala man doomi Sukutala foofu nga juddoo waaw ok foofu laa juddoo waaw dama am beeta ba am métti trop be duma ko dee mun a wax yëpp parce que suma xol daf dee fees parce que dama struggle suma life trop as single mother man bu ma amee 17 years laa sëy jeexaluma school ma di struggle ma amee suma 7 doom di struggle ak kaay so su ne sëy ana sa jëkkër dañ di boss ok léegi man nekk ak suma njaboot bi yëpp di struggle la ñoom di jàngal sista Nene soo xamee Mariama ku ma xam Mariama bokk si benn jotaay maa ngi daan suma doore rek di pour suma njaboot bi dama jaay ice dama jënda te dinaa gis kuy jaay wholesale bagage ma jënda si moom mbaa ma amul mu jox ma dem jaay jox ko xaalisam jël suma tuur dajale suma mag bu góor ku ma bokkal baay kii suma cousin la mu suñ kër bi fele ne ñun kër doona la laan yooyu noonu dogal ma si mu ne ma ne léegi comme amuloo doole te njaboot bi macha allah léegi pour mu leer soo ne doona from seen ay waajur suñu ay waajur waaw ok so yéen ñëpp seen famille ngeen doona ku nekk am ñu dogal la waaw so kon yow foofu noonu mooy sa bos mooy fi nga sampa noonu mooy fu ma sampa ok so buñ ma dogalee foofu noonu won ma ne fii yàqu moom ma dem ut building plan ut sketch plan yëpp ma ñu start man aw ma xaalis de yàlla moo am waaye lu ma dajale sista Nene dama dee xañ suma doom yi lekka bu baax dama dee tooga sa cuura jox suma njaboot li ma wax fi yàlla rek laa ko waxat yàlla rek mooy suma seede ak ñi ma xam bu baax man aw ma xarit du ma ànd ak kenn parce que bugguma ku ma xamal ndik nu may dundee soo demee fu ma nekk damay tëju rek parce que programme bi dina métti nag parce que man jóge na ngi laa bañ jigéen buy jooy moom Jesus Christ
Mariama di nga am pour muñ. Woo. Ok, am na continuer. xëy na ñu bari dañ ne comme dama téye suma boppa téyewu suma boppa ne bugguma méngoo ak nit ñi mais ku ma xamal génnee ma siiwal ma moom lay xam moom laa buggut parce que ni ma dëkkee suma njaboot xam naa ko fu ma nekk nii man suma seven doom bi suma mag bu góor moo ngi am kooku noonu dafa amee famille laaj famille kooku amul doole mun maa téye ak suma njaboot waaye foofu laa nekk léegi lu ma dajale dama dee xay suma doom yi mbubi julli sax man duma dee xelaat yooyu sax ñi nga man suma doom yi dañ dee mun a sol mbubi julli ay ñetti yoon korité tobaski ñu solal ko beneen korité suñ pare suma doom yi dañ ko miin ba nga xam ne suñu pare dañoo lem suñ yére dañoo lem raxas daala yi ñu aj ko ba beneen occasion billahi wallahi may dajale di lii lu ma am lu ndaw rek ma daw si 20,000 25 lu ma am dama dajale rek lu ma am rek du ma sol man lu ma sol dañ ma ko may sista neene billahi wallahi tallahi te lu ma jënda dara parce que maa ngi bugg a tey kenn moo musa ba kenn maa ngi bugg a tey balaa maa dee suma njaboot bi am fuñ nekk parce que aw ma ndimbal man aw ma yaay aw ma papa man dama teel a ñàkk aju man de suma mag yëpp ñu yërëm ma gis nga ma koti ba taxawal ba dem linto dara desut suma beneen broda am moo ma bokk a bàyyi moom daf dee jaay ay banta rool balaa mu li fekk maa ngi suma sam ma ne ko ni ne ma léegi soo eggee pour def banta dinaa la may banta waa baax na bi moo dee dafa baatale ne doomam bi ne bés bu ndey yaama pare e jox ko banta bi parce que maa ko dikk gis nga may ñaanantu am na ku lifin defal bopp la pour comme sliding window yi nii mu change may ñaan ko paranteeram bi yooyu yëpp maa ngi ko paak benn place lu ma am la dama dee ñaanantu man birik sax may ni ma ko mu ngi foofu juure yeneen yëpp dañ ko yaaxa waaye yeneen ñun fa gis nga waa léegi man as a single parent ma nekk di xosul ba sampa suma sampa bem egal lento bi kooku di sampa starting mu ngi def foundation ñëwu leen wax muy sampa bem taxawal 4 years at bi mooy nekk 5 years maa ngi koti ak loolu yéen dama dee ñaan lii si pick up time boobu maa ngi fajaara dama dee ñaan lii ma dugg si pick up ba sallaaji si Johnson bi ma yaama kunda ñu wàcce ma dox lu des dem billahi wallahi tallahi xamut weeri ko amul dara dama or nekk si gannaaw pick up yi dama taxaw naka traffic light ñaan liif man loolu yëpp def naa ko dama dox ay distance di jaay suma ay piiw di puus léegoo ma rite wante police yi foo taxaw ñu ne la bul fa taxaw yooyu yëpp man jànku wantel naa ko waaye ma xam ne dama njaboot te aw ma doole lii rek laa mun a def pour dimbale ma njaaloo ma tapalew ma kenn fekkuma si caaxaan loo xam Mariama rek mooy si lu moo def pour njaboot su ma génne say ma de wax ikataale ko te mu bàyyi ko ikataale ñeneen ne ma de wax ne sama toobe ban na si looto ma ne yëpp xosul waaw man keroog ma toog 2 days balaa lii di xew dama tëdda suma yaram bi jàppa suma doomi moom lu xew fii da suma booba bee métti tuuti suma yaram bi mi xaw ma daal pen kila bu nekk xale yi jox nañ ma toog rek suma doy mag bi kool ma mu ne ma ne ibe muntu ma ne ko mbes woo ko man kende yaa téléphone belaare mu ne ma ñinem yela bunga boyle ma ne ko what mu ne ma dafa mel ni after néeg bi yëpp dafa black out ci suma dara dama toog lu yàgga ba ma laa ma mun a jóg ñu ma jógee rek man xaw ma lan laa sol sax ma ne suma doomi góor yi ñoom ñaañu mag ñoo ñëpp sut nañ ma ne ñooñu ne kaale ñu dem noonu lañ doxee waate sukuta be foofu noonu ñu dox dem buñ doxee dem man suma place bi sax xaamee ma ko ndik naka nuñ ko tasee billahi wallahi taala xaamee ma ko sax ñu ne ma jannim suma xale yi bi ñoo ñibbisi dañ jooy bañ egga si kër bi because of discourage because ñun tam ñu doon foofu lañ teg dañ bóotu ne su paree ñoom tam dinañ yaatu ñu am fuñ moomal seen boppa dama dee wax suma xale ma ne leen ne man su lii paree su ma deyee sax dinaa taal parce que dinaa xam ne am nañ foo leen duga
waaye léegi ñu jël suma bagage ñu yaaxa ko waxuñ ma benn reason man li ñoo wax ne joxe nañ leeta man gisuma leeta man kenn waxuma dara ba pare foofu area boobu yëpp koo foo joxoñ dinañ la ne diw moo fi moom te dinañ koo soo koo laaj nomba dina la ne nomba am ñu ngi nii waa su fekkee ne ñu ngi dañ si dëgga lañ nekka ñu ngi taxaw si dëgga rek balaa nga ñu daane alay jàmm foog naa won nga koo woon su fekkee ne ñëwuloo fekka parce que man jeexaluma tuxuma fa waaye su fekkee ñëw nga fekkuloo ko fa li nga war a def mooy waruloo laaj négocier kii ku ko moom ana nombaam ku ko xam dinañ la ko jox nga kool borom wax ko fu mu war a dem uyu ji mu dem uyu ji fa balaa ngeen di ñëw daaneel waaye ñoom defuñ loolu man dama toog rek message bu ma dégga mooy yéela bu moo boy ndee loolu rek laa dégga ma ñëw dem gisuma kenn mus fa toogaa man waxtaan kenn sista nee ne dafa miti si xool su ma tëddee dama biiriñ jalam ba buur set du ma nelaw wallahi asim ñii dañ ma rey te suuluñ ma dañ ma discourage su nekkutoon tey man joboot ma am kon dama doon bàyyi Gambia ma dem waaye mun ma dem su ma joboot fu ma leen di bàyyi xaw man di bàyyi ñoom man rek lañ gis man rek lañ xam masa Uncle Lamin yow tam waa Sukuta Salaaji amanda fu waa ndaa ngi ne feni and yow itamit bokk nga si ñi nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak problème bi ni mun nga ñi ñuy seetaan yow lan mooy si sa rôle ak naka nga affecté te on lii naka la la sonale sister nene kontanta bake mba mobe konton amin be nyim platform to again once again kal be konton ka gambe dun kontan min be gambe bantala min be dawda mba be konton na nata min di amo mena ja ni ko yalomo ni ko ami yalon ko amanke ko Sukuta Salaaji ko damala ni ko yata nyina but momo ning gambe dingolo mati gambe ding kendolo mati a be ni ko yale a be ni ko ya nyaade le parce que sembol tata mol kamini yalon ko semben tangol lom sembe tiole sembo kewol le kam e kamin claim ko Salaaji layout ko ñini mansala reserve la no yola occupy wala ne tate kele fond demolish mansala layout ngamira ning député bi janna mi ye loi long about wo fannala layout abe kala dawoda banko la loi to sate amanya tambila fulala wo mu kilin folode Sukuta Bruce B sotola kabo Bruce B la before Ansumana before Ansumana Mane often bedaming to jam is part of Sukuta. Bruce B ya tale ya jamel jamano no matter what ado ata nyawnya ye compensation okele because ya ta with due process. Inara se kota ke ya jamel jamano la itara pi Sukuta nema suka iko nema su that's nema su is entire Sukuta ya ta without due process. Ya tala moltema adung the most saddest thing coming jolomo ni kenol ta ika 10 minutes la those people are wealthy people mol yalan ko ye korol sotore fankamalom ye farol fon table ya di wala kaka business of because ika wafle dole ya ye kodibal megje ye vacate ye bod lalto dole bije ika bungul loje aka loi sote ite as a poor person ite bika fen si last de katara sene yojube because ike bulo tromono de ale koto in the name of government. Right? All the same thing in Atolke Salaaji, 3 layout at Sukuta alone. Min yalon kanin luwa manta. Fine. 3 layout, fine. But Salaaji, it matter with due process. Because ining moment kachala, min yalon ko wolom la kena tiolti, ining alkaleman kachala, mi yalon ko wole marta satela. Inatala nyebita kang adiate nyame. Because ye burfut le kenebari na ma pour ka ke layout oti ini burfut ko kachata je foy yol compensation but in ton bile Salaaji na Salaaji kam inata model bonni woto kane samana jam ni nat Salaaji bi ibe government top rank ko civil servants so letara steering Salaaji with their families and extended families friends manta even kala ka dol follow name mention like Mamoudou Banyang, a director of fiscal planning, Abasirin Salaaji.
Nimminga kumbotenting aya inherit from his father, from her father. Anala wo dimba buta tamal silla sto bar mamun banyang as a director of fiscal program sirin jele. PS buwa sanyang I cannot wafu jele is from Gunjur. I cannot stay jele. Ala compounder from Hanan Silo kan Gunjur ya aba bilkam. I was suspend. Buwa sanyang is staying in this Bruce B for phase 2. Aina sirin jang. I cannot stop take another extension dana. I bung jang fula buwa sanyang kele. Nimimba kumbola jang. Ala dimbal be sirim ibeke la sali kilon kon. Fo so Gambia dum fo mbolo kuman la ko nyinna mun na nyanto ti bang. Jakalo warata. Wo jakalo warata de. Imman woke inata la kadulal damaket. Isete ko de ko public police le bulate without taking any due process. Iyo public place buleko yo keno di min la wala dinno la tulun la. Iko iyo keno min bulaje pour garasole yo min sindije pour garasole. Nimmin tamu anala with that large family afele kumbola jam wala dingul famon la las sa ko sa tulun la so. Is that democracy? Gambia no dunia mbo mo le nyini kala. Is that democracy what we call for? Anin fo nyina mu change ste bang ngamin kenum Gambia jam. Pour na life change. Sister nena abala fa warta bakale kaje ko Gambia dingul ye falenduro min ka pour ye bo bata kono wo bata kilon hansayem wala la fata Gambia no kan. Instead of nko nga step tale forward, now we are taking step backward again. Me anko is very sad. Nte min ka diamo tanting yente muta njele yen detain 72 hours ete kam muta kan detain for salary because I'm fighting for my right. Nte min ka diamo tanting iban kitindi kanne ko criminal trespass leke in my own land mi yalon ko nga inherit from my forefathers nka samala do kuje nga atefa nunkuta asete ko teke mbina kala gadi not wato minna nga alkalo transfer to le fonga ye kaito dinna namun ka namo jo almost 6 years I period ya be occupy ya wodi min la nga keno ma woleta police le mute arrest yen sambe kon criminal trespass le ken samba court nte fami ka diamete mimbe court le because of salaji. So for isa wodula seneyandi nyo ya di dola nyadi ika wafu molle ya dolia ni ya wafu ya fa pareta yeta ya allocation odila ni tata ni blama iko mansakunda len allocate ya but if you ask them all application letter la mean right pour ka because ni be keno allocate le yanta apply la bika provide in so-called list documents le kanana ndeka fale so-called list documents because nte bikaje ko list documents lo ndeka je is a forged document because keno min tata ning silola ye due process tayota ye documents on the is an authentic one but ye keno ye feo fenta mi yalon ke man due process ta man nan silola man loi ta loi la kayti o ka tata jente kaje ko is a forged wole be kerin salaji le ko italo no la foni tata je ini molu katata nyole mini salaji lo ini afoy you'll feel very sorrow right wala ben nyim banko kante it's so sad yeah tafam lo bugo na wa okay go ahead ba pare sister nene so demé salaji fofu da nga gis ne dañ def sélection ke diñ wara daanel su fekkee ne dañ ne fofu reserve la foog na kontu koñ ñu wara daanel waaye defu ñum de ñoom physical plan yiñ moom yiñ jaay laalu yooyu de yow ku ci image nga daanee kii këram bàyyi kii nga jox kii dem daanee keneen loolu yoon la loolu du yoon soo demee foofu noonu di nga gis keroog ànd na ñoo journaliste yi ñu rang foofu yow nga gis sélection lañ nekk di def ñiñ doomi sukuta yi yiñ moom ak yiñ jaay yooyu lañ daaneel ñoom yiñ moom yiñ jaay daaneeluñ yooyu ndax loolu yoon la suma ma kuma dendoo kooku noonu su xëyee suba moom ak njabootam yëpp a dee dem si boohol bi fii toon table foofu ngay dee toogee añ jiital luñ jaay luñ bee jaay ko moom lañ dee dem sampee kooku tamit dafa njaboot ba pare fu mu nekk si kër jëkkëram family house la dafa ndaw soo mu ne xaaral comme soo boppam mu ngi ko may fële
mooy mu dem sampa foofu mu toxu ak njabootam doomam yi góor yi toxu nañ moom moo des because of néeg biñ sampa doole mu lifinu fence nañ waaye néeg biñ sampa dafa ndaw léegi xale yi góor yi toxu ñoom jigéen ñi ñu des ñu ne suñ côté waat ba dajale ba bari le ñu sampaati feneen fu jigéen ñi tamit ñoom mun nañu tux yëpp lañ daane ñu daane ñooñu seen fence yëpp léegi nag ñoom li tax laaluñ seen néeg ñu ne ñoom nit ñi ñu ne duñ génn seen néeg yi moo tax laaluñ néeg bi ñu ne ñu génn ñu ne kaay leen daaneel néeg bi suñ kaw moo tax laaluñ waaye ñun mu xam ne ñu ngee sampa dugguñ ñun suñ néeg yëpp lañ daane man suma néeg bi yëpp lañ daane ba si suuf. Sister Nene, ni nata ila so-called social amenities la. Ye dula bula jele mi alon ko iko ya bula la for public hospital. Which is very commended because mbe kuma kelim fole momo ko mbe sate le lola ni mo ko te mantala sila je afayda sate janjang ata possible la no ibe sate lola ni mo jama sije ni tata banyun ya different ethnic la taraje wali le tarat si banyun je up to now likewise sukuta any sate o sate banyin gamme kono different ethnic la tarat sirinje mini sate mini fon sate start ini modo le kafuye sije ikasije le peacefully otoko sukuta salaji minu tamu jeti they don't deny anybody to sit with them at salaji min bari ila hakko minti wala janta sotola man any grievance soto with anybody in salaji nka diamoni ala damala temala because to nyalon there are certain people in Salaji, they are very good people. Even kabirin taltara pour kana land de la demand. Even nin testite wala ka filo sol konika GOB kana dina pour ngaming. I tell you one story of one soldier man. He is late. He's a soldier. Birin tata nga taran na kenol to nga na 100 meters ni kono. Nga nyin ka jamala jan ye jan sonya ko man sakunda la allocate jela. Nka ko yalla na ko jang molo tamu janta ko nya yes definitely speaking. Birin nga janje ngala na ko surtout ma fonte mo le jandida ko ni bot nte am powerless mbedo ko la soldier kundal to so many years man tara la soto birin ye jandina nko mbato nga bungo koti jang pour na family sa jang I was so shocked mbala fata that time I bira diam tanya I was dropping a tears even nka ko continue working there will be nobody intimidating here ayin ka I tefang assurance ideal and he is late ala family bijela momi maje fen and you have different people there telephone lotanko as far as government ale nyinkela already saying among kebalia or saying na empty plots mean bije mean ko they are not occupied by people hanin fen so le bije but nin bungul be dawda mol bije yom fatale wole taraje rek let them stay but na empty plots ale ndin fanana family ngasia let me fanana dulal soto they said no ne dawda ma moy finta ko ya allocating telaya o moy finti ya wafin telaya niyama at the end you are going to police be investigation okala then they charge you for criminal trespass ikata court for just recently biri an ko diamo siatale minister of interior nata commission of inquiry set biri asate buba sanya is among the panelists the investigation je nata trako ni ye minike is among the silot and silo manta inate investigation nate advice ko let them compensate the land owners immediate effect. I get that documents. It is with me. It's not in my possession. For you compensate no. Aninkabi. Up to now, almost 20 years it will compensate. It will compensate. Almost it's more than 20 years now. Because since 2005, it had more diameter. Up to now, you don't compensate them. Now we are talking of minister is preparing compensation. What compensation? Where? Salary is all finished. So sign before nga sawun na panel soto and na main guest soto. Bijilo ay alkalo soto. Bijilo. No, sukuta. Salaji. No, salaji man salaji sukuta lo. Okay, salaji sukuta be kilinem. Yeah. Saying alkalo membe sukuta. Yeah. Wofanan le be alkalo membe sukuta. Wofanan abe salaji la ko wofanan Yeah. Topotola. Yeah. Saying ate la tek monti nyin ko Sister Nene ilo question adiata nyabake ni nata alikalo la maral nyala nyimbanko kanga abala fa wartale
alkalolu anin sefolu ila role ni bankon kan nte kajale sai na fatala alkalo is a traditional ruler dawoda adum kordanin anata in term of kordala kayti follow mi nyata soja nyata ka alkalo kaytolti but the first alkalo alhamdulillah rabbil alamin that is Amadou Hawa Cham wole kayto di molla salajele biring molla ta salaji kala kordati residential place but biring you nata nyapidula ka salaji kam yata iman sara Amadou Hawa Cham he was very shocked. But as an alkalo, he has no power because of Mansakunda le Sembo stati amam mamano. Min not at a replace, min not a succeed, but for me at a succeed. The same thing with amam mamano. But I didn't mean Safarokai, what at the outright come Mansalim la tai telema kalamta. They are not aware of it. I did my kafai soto charm. Wobota this current alkalon bije, ikafai alhaji kaus charm. Ni tata ya transfer la pour salaja ka fele mansonga kaito di molaje. And he's the alcalo of the of Sukuta. But tay amunta ko ay directive la soto yes, pour akana kaito di mola. But so sadly there are certain people mi alanko imman ko Sukuta kolti ya alcalo ate alcalo kaito soto from salaji. How comes? So ni nebe ko kono ni se because mina bije ika political use je wala tinna kay yenni ni kay personal betata bake honorable bijam mi yalon ko nyin ku nyanta tala even parliament le se folu let them stop ye dabo ni political kono ni me dabo ni political non gambe ta tembela no because minamo ika fasaro ke karala min man correct ika fasaro le ke karala min man correct ndeka min fotte ni ngalon ne ni chef mi en challenge ala nyinin ka ba fole because melori ndam media platform wala tati I was a victim of that nyajem ba fala woto ko mbe min tandila Gambia bela anin dunia la anin Gambia la particularly Gambia la man sakunda ye do bal le fengol tu bulo kono Adam Baroni slogan min nata. Anin slogan o min nata pour que bila mansanyin ako kombonkol. Nin kanyata president yala alla keno mi ye talibulo konno yalla kumbondi mbe sendi la allale. That's o promisal be ama kilinti yami implement. Adam Baro once anata nu aberound anata salaji. Mi yalon ko musolu they are vulnerable. Many were steering salaji, kawuli salaji les early morning, as early as 5 o'clock. Pour kata tipa garas kata baga solo nyini je kane fena pour ka wafu pour ele family feeding. Inata bintel bije nata wosinya ko nin telefona keno sa janga marché organize jang. Mbol la fila bakke saje mini bijam in sa firos no sa daha. Because lamon le kana sila dala. Because tablo laje which is very unsafe. Motol katar tambira jamon koy nata fo okay let alim batu bawo ni mu family fonti batu ni family kata ben ni family kachata family d'acorda ngamine ke ngan penko ka fonya de documents of memorandum ngol dada pour ni te manyin kama kata ndiko ntelna keno cheka ngadila lillahi ala ngakaito safe nga samba alkaloya Franco copy, governor copy nga samba many places, even in the department nga samba je. Pour kata ni kontela keno di musol. Iko itele fansun Marcel bonni musol bitada musol ko that place is hide. Ada beda ma ba dinkamulo konin sama nata they will suffer there. Because silo to solo but abeda mi ngada min dira. Wo is abeda ma abeta tabaka. So musol start ka marché bilje one pamatare kurubari afana be steering salaji jele bida woje he was very happy and atan donate $100,000 in ko musol ses marché commencé wala we started structure musol dol tata mira musol dol ka tegol la dol ka ta ka nyin do famta mason as comme nyin ka explain nami ka nyin firme son le dol le kantin lol dol min spele kantin more than $50,000 dol 25,000 15,000 it depends ye marché créé je marché commence à humbata mo
O satellite village, Sarepate, other places, Willinkam, and other places, you can now march to very interesting. One day, pam, in other name, bulldozer, kabla, betinya, musole from betinya. It is so serious and so heart touching. Sister Nene, Gambe no nga fonyo nga fata nyola nga nyo respect nga nyola hakodi. Man sakunda manya na mol marla nyim maranyama de. Man correct. Gambe no nga jibe la jibe anim dunia mol kanyim kun analyse alfan inshallah sister. Baraka mbe na murini kang demanding dorong. Betala na honorable ya pour itel fanang ye la moyle yalla kuma kamo la moyle ye understand mariama ye nyim fojang oncle lami nyim fojang ajakalo warata andum ngam be moy because e ka ful luwalem bari tolbe yalla ko banko luwa membe banko dingol torala luwa membe ni toro natila banko dingol la wo man amanyanna kela luwati parce que tenga mere ko luwa nyanta batabundi la mol fi luwa nyanta mol makoyla bari amanyanna ko mol batande natara nyimmu luwalete inyanta wo luwa jibe la kuke pour yaje iba falli na nyame pour banku dingol fanan ye fanje nyin ko wala bari just to move on honorable again another burning issue boo xam ne umput kenn it's an open secret ñun ñëpp li fa xew gis nañ ko media houses si wane nañ ko social media bi mu ngi koy wane ci fànn bu nekk te ñi nga xam ne ñooy jànkuwante ak jafe-jafe yi génn nañ di joytu di ñaxtu again I will not stop referring to you as the lawmakers because loi bi yéen a koy defar da ngay liggéey foofu lañ koy defaree ndax loi dégg la buñ ko defaree loi nit ñi dañ ci war a gis seen boppa loi pour jubanti la loi pour indi yokkute la loi pour indi déggoo la ak bennoo waaye ndax loi war naa nekk loi boo xam ne askan bi dañuy war a toog di jooy suba ngoon guddee bëccëg ndax loi war naa nekk loi boo xam ne nga juddoo ci réew bi màggee fi xamoo fenn lu mooy fii waaye nga feel like bokkuloo ci dëkk bi ndax loi war naa def doomi dëkk bi ñu am yëg-yëg boobu noonu si ñoom. Yeah, actually I am kind of speechless parce que bu ma déggee Mariama I was emotionally, disoriented. I really can't understand, to be honest. But notwithstanding, I believe it is a very unfortunate situation. These are the vulnerable people living in this country, and they are Gambians for that matter. These are the people that we should also put our focus on in terms of empowering them and improve their lives, but not to discourage them, especially women. Lumfi wana la family torop because they soko buy help with the settings of the country, and they fumkuma say explanation of why the need to even have an institution called the physical planning in the country. Because they dominate mom acquire na land bi be commencé construction be buga dem lempo be léegi ñu ngi laa wan ne si loi bi ne sooy construct fo nga am a construction permit the construction permit boobu da nga ko war a amee physical planning which she has. So why government talk one day rek ñëw rek demolish? And the most unfortunate part also is ne mu ngi leeralal askan bi ne she never received any notification. And that is serious. Absolutely. Because so that is the case, anybody from the ministry or from the government that is responsible for the issuing of the notification should come out and one and a key receive them, because you should sign when you receive it. Very well. And I know she will not sit on this platform and say things that didn't happen. Of course. Well, I'm going to so today, mom, mu ngi laaxu ne jotuma notification
jotuma letter comme ni nga koy defee si court system yi yaa ngi am process service exactly soo amee a process pour serve la loolu mooy seen liggéey dañoo dem ñu serve la right dinañ ñëw benn yoon dinañ ñëw ñaari yoon dinañ ñëw ñetti yoon te loolu yëpp dañ koo document dañ ko war a document then suñ demee dem bi nga xam ne all efforts prove futile right dañoo dem court bi jox na leen doole pour ñu apply for substituted service there are means boo xam ne waaye yëpp dafa am fuñ ko taaj nga xam ne ëllëg si biir boo ñëwee toog ne jotuma ko dinañ la won ne la ah ñëw nañ fa benn yoon diw sangam lañ waxal mu ne nekkuloo fa ñëwaat fa ñaari yoon diw sangam lañ waxal mu ne nekkuloo fa soo seede dina am yow su boobaa foofu doo nga toog ne ah fu mu nekk ni de kon li ngeen def am ngeen yoon pour def ko parce que try ngeen seen képpalaali kàttan pour jot ma pour yëgal ma xew-xew bi te jotu leen ma léegi ndax ñoom physical planning ndax question is ndax jël nañ jéego yooyu noonu because du Mariama rek laa dégg mu wax ne gisuma letta jotuma letta awma notification even though dégg naa physical planning tamit ñu ngi wax ne ok they've announced it made public announcement ndax loolu mooy the route pour make such an announcement to take such an action anti ne balaa honorable teg lettre boobu bi ñoo wax ne seen demolition bi ñu def nii dañ joxe ñi nekk foofu kii jotalu la waaye am na few people nga xam ne jox nañ le notification on the 25th ne dañ leen joxe a long due dinañ fa ñëw demolition on the 28th gaay dem few days 3 days interval rek gaay dem pom commencé which is very unfortunate so the letter and ñi nga xam ne dañ leen demolish ba pare ñoom am nañ development permit am na ñoo xam ne am nañu even any required documents kër war na am nañ ko seen in their position am na ku liis këram ñu daaneel ko moom daal in their position interesting honorable ñu delloo la kàddu te comme nu ma ko waxee woon rek it is a very unfortunate situation and mu ngi fii wax loo xam ne tamit la ma yéeme torop in terms of the demolition strategy buñ use that is dañoo daaneel kër bi bàyyi kër bi loolu fan leen ko wéer that is also another concern that should be flagged because these are things yoo xam ne we need to know what really happened te wax na fi ne tamit ne they even went round with journalists pour them throughout the vicinity that is the entire area pour wane those as evidences dap kër yooyu tamit bokkut si kër yoo xam ne comme like nit yi dañ toogoon seen néegi nañ ko daaneel seen kaw that also I really want to know waaye da nga gis ne comme like wax bi dem na ñëw na yëpp I believe ne lu nekk la fa am procedure te tey sa story is so sad and it's not like I am judging the entire situation based on your story because noo ko waxee nii am na koo xam ne si seen biir mu ngi am lu ko gën a métti dan yow very well waaye notwithstanding sa bos leen dégga te tamit si sa bos la ñoo mun a wax ba nga xam ne ëllëg sibit yëpp dinañ ko teg si yoon one thing laa bugga is it forward gis nga réew su buggee dem du toroxal jigéen and I want this government to look into this properly jigéen should be the last option especially single moms in this country they are amongst the most vulnerable te tey suñ waxantee dëgg rek she made it very clear su ko neexoon jigéen bu taaru la kenn du ko daaxa dem Sénégambia waaye mu ne déedéet I will choose the right path because maa ngi am joboot I can attest to that maa ngi am joboot boo xam ne ëllëg sibit they will look upon me as their mom to see to it ne you am a better life and you become better citizens of this country and I will also commend you for that as a single mom te di la ñaanal yàlla jàppale la bu baax si loolu waaye tamit ñëwaat si lu happen to be honest it is a complete dismay because tey ñun luñ war a gis mooy su fekkee ne sa ne dem na fa benn yoon ñaari yoon even ñetti yoon sax that is not even still an excuse because tey moom as far as mun na moo taxaw ne she never received any notification ba pare wone na moom lan la nekk di struggle pour sampa kiram te mu ngi am proper documents te balaa mu loon sampa am na a development permit from physical planning then foog naa ne
there is something going on. I believe that it is important as the apex authority, I call it, to take immediate action in terms of performing our oversight as Parliament, especially the local government committee of Parliament, to take up this initiative, and also the local government committee of Parliament to take it up as soon as possible, to engage the ministry and know exactly what happened and see the way forward in terms of addressing this issue. Because what is happening right now, one thing I will tell you, deka sofa neke amulo fay deka, that is shelter, it is always a problem. Te ñun tay ñu ñolé taxaw parlement ne deka bi dafa bari problem because of land. Tay su fekkee ne man aw ma foo xam ne maa ngi faa fanaan, then automatically dama turn up to become a criminal. A criminal, very well. And ñun tay ñaanuñ yàlla as a country, the number of criminals mu yokku. We want it to be reduced, but how can we do that? That is why there is even a land act. Pour every Gambian is entitled Very well. to a piece of land in this country. Absolutely. And that is clear. Absolutely. And that is through land application, through the government, mu allocate Allah. Then you take Allah sarta yoy def to construct land bi. Why su fekkee ne all these things are not happening. But the other thing has to do with fu may daanele mooy, what is the reason? Because su fekkee ne what is the reason? My dégg is a reserve land. Reserve land for who? Is it not for Gambians? It is a reserve land for who? Because Dominic, it is a reserve land for foreign investors. No. Dominic, it is going to be a reserve land for individuals, your hamne. At the end of the day, they have no impact as far as the progress of this country is concerned. These are things that we need to look into. But the issue of reserve lands in this country should be a matter of discussion, because we cannot claim in reserve lands when we reserve it for foreigners. Foreigners are not reserving lands for Gambians. So why should we reserve lands for foreigners? So this is something, because for me, the belief that I have is, as far as it is a reserve land, it should be for Gambians. It should be for Gambians in a sense that that land, for example, let's say my constituency, the Tanbi wetland, Yeah. the issue of the ecosystem. It is the breeding space of the city. Yeah. It is where the city breed from. That is a reserve land. But instead, they are even butchering that land, because we have seen the way it has been bastardized in terms of bringing all sort of developments, which is very unnecessary, and not putting the required structure in terms of mitigating issues that we might face with. And we know what happened in 2022 in Banjul. We suffered a flash flood. Very well. Absolutely. So these are things yo hamne. At the end of the day, we should put it in place. And as long as we don't prioritize planning in this country, we are not going anywhere. And I once told the president during that flash flood, His Excellency, with due respect, I know it will be very expensive for your government or any other government that is coming, but Banjul needs planning. It needs planning in order to avoid such a situation to reoccur. But I wasn't only telling him about the city of Banjul, but the entire country, especially plus your hamne already settlement commencé na di happen. Tay fum nek ni for them within the greater Banjul area, what they will tell you, fi fess na. Who is owing those lands? Even Fonyi fum nek ni fess na, Fonyi. You know Fonyi fess na. Manelen konte fum nek ni, let me decide to go back to my father's village, which is all the way to Sierra North. Even Sierra North, sa de la wane fess na. So these are things your hamne come like we should put in place. Thank God, Tamid, of recent we had an announcement from the local government ministry about the issue of the land policy. So which is also very important. I mean, land policy be ñu ko dégg depuis cococo. Yeah, Land commission ñu ko dégg depuis time wo. Lolo is very true, but the fact of the matter is tamit ñun dañoo war loo xam ne ñu ko dégg wala ñu ko gis tamit, because this was even announced in parliament when the minister came to the parliament to inform the parliament that the land policy has been validated and the process will be starting very soon. While notwithstanding, coming back to what is actually happening right now, is that things should be in place. Things cannot be done just like that.
comme lu ma lay wax rek this country is governed by laws. We cannot put the laws and at the same time want to do other things. That cannot happen. And this is exactly what is happening right now, because the fact of the matter is, whatever might happen, as far as the situation is concerned, I believe more consultations should have happened, more dialogue should have been put in place. And I believe also, and I'm urging the government to put that into consideration. Because right now, her situation and others, how can you sort it out? And you don't want to tell me that you are a government that will say, I don't care. Because I don't expect that government to be in place and run this country. A government who doesn't care about his or her citizens, forget about that government. And if that happens, this is why it will take each and every Gambian to make sure that you do the rightful thing when it comes to electing your leaders in this country. Very well. Absolutely. Honorable, before you go further, dama la bëgg a laajte. Is that fair? Ñu create fi layout, ñu allocate ma, ñu dem tuuti rek create fa layout, gis ne man dama am borom alal la, ma dem foofu ñu allocate ma, ñu dem tuuti rek create fa, man kenn am 3 or 4. Is that fair? That is, it's not about unfair. That is illegal. Illegal. The law is very clear. Lol mo Last first act is pinap. very clear. Lol mo first pinap. Laf ne danga wara am only one. Only one. Only one. Why bother me The- salaji? The thing is, if you want others, buy it from your own money. Yeah. From your own Own money. pocket. Very You well. understand? Yeah. And if that is the case, I will implore the ministry and even parliament to investigate that. Because the thing is, it is not correct. That's it. It is not correct, and it is not something that we should encourage. And I believe that it is very illegal. Don't even call it as unfair. It is not in line with the laws of the Republic of the Gambia. Each and every person is only entitled to one allocation. I can tell That you is that, what the I law can says. tell you that's what is happening. Okay. I'm sure that it's not only peculiar to Salaji or Sukuta. Not only whatever. Salaji, yeah. Exactly. That's what is happening. Issue boo xam ne la I'm sure ne foo dem di nga ko fa fekka. Waaw. te loolu yëpp li ko waral mooy ñàkk a toppa luwa wala ñàkk a am luwa yu dëgër pour gis ne yu mel noonu du am. Absolutely. Comme bi nga wax loolu rek maa ngi rees is like okay I'm very very au fait with issues of land because I've dealt with it Of to the highest level and I made it my business to learn to listen to inquire to read waaye di nga gis ne loolu luwa bi daf ko daaxa government bi bu la joxee naka dëkk bi bu ñu la joxee benn rek lañ laa jox te liñ ci xalaat mooy ne du yow kenn dañ maa jox ñu jox la ñu jox la parce que loi bi li ma yooyu mooy képp koo xam ne doomi réew nga sa axala ak sa elle pour ñu jox la dëkkuwaay so moo tax duñ mën a jël benn nit ñu jox ko ñaar ñett ñeneen waaye dëgg la loolu mu ngay am te loolu moo tax luwaay dañ ko war a seetaat luwaay dañ ko war a gestuwaat luwaay dañ ko war a defar bi nga xam ne bépp doomi askan doomi aadama war ngaa puukaroo luwaay parce que gis nga si sa boppa te di nga tëdd nga fiil ne luwaa bu ma aar la luwaa bu may saytu la luwaa boo xam ne la mu ngi may jox suma ax ak suma yelle tant que loolu amul ni ko honorable waxee dëkk boobu noonu jëm kanamam dinañ du mun a am wala it su dee mu ngay am yi dafaa yéex duñ egga fu ñuy war a egga surtout nag suñ gestuwul jigéen ñi ak ndaw yi te honestly ci world bi yëpp la waaye Gambia women are the most untapped resources. Women are the most vulnerable. So when we talk about vulnerability, man, in my own part, and then you are affiliated with women, it pains me. As if we are less of a human being, as if we are not worthy, as if we are not enough. It's sad. It's sad. It's painful. But anyway, not to digress. Cham, yow it yaa ngi topp xew-xew yi nii demolition bi nii and li gaay di joytu li ñoo ñaxtu. I'm sure that this is the first time nga gis Mariama ak ñim aanal ay ñoñam ñuy joytu di def yooyu keroog gis nañ ñu oote si Sadawda Kairaba Jawara conference li bi demeewut ni kon ni ñu doon expecté because ñi toogoon seen kër yi di seetaan ñu ngeen at least for once government officials yi ñi nga xam ne ñooy saytu yëfi laan bi pàkk yi ak ñi nga xam ne ñooy victimes yi ñu ngee toog xëy na dinañ am ay waxtaan am ay nangutoo dañu am a way forward loolu mooy woon expectation bi mooy woon yaakaar bi waaye ñun ñëpp gis nañ naka la fa demee because of biñ commencé ñu ne déedéet yéen déglu leen rek lii waxtaan bi du pour yéen
yéen amu leen naka right pour wax fii da ngeen di toog rek déglu ma kontaan nag ci ñoom bu baax ñu am fulaa fayda bu em ñëpp pare ñu jóg comme que da ngeen ma oo ci loo xam ne mënuma cee bokk mënuma cee wax gaay jóg ñu dem understand nga soo gisu xaw ma nag am na beneen waxtaan boo xam ne jaar na seen diggante yéen ak ñoom waaye MC yow sa gis-gis rek ci li xew nii yëpp an lan nga foog ne mooy jàngat bi ak luñ mun a def pour saafara lu mel nii because du ne bu leen xew na fi xewaat fi bii mooy bu gën a lii nii lu ñuy wax rek duñ ne maa gën a métti la waaye maa gën a ees la so bii buñ ci jógee xëy na dinañ gisaat beneen waaye beneen boobu fan la ndax yow fa nga dëkk lay nekka honorable ndax man fi ma dëkk lay nekka because mun naa nekka nag man may nekk the next victim suñuy oo di laajte lu xew ak li la dal mun naa doon man parce que ñu bari dinañ toog ne ok fu mu nekk nii kan moo séef kan mooy tëdda ne man suma gannaaw bandang MC sa gis jërëjëf Néné maa ngi massa suma jigéen bi Mariama bu baax ak suma oncle Lamine mu nekk lu nga xam ne lu daw yaram la fii nekkut mbir yi xëy na jigéen wala góor lii lu nga xam ne la dafa nekk lu nga xam ne lu rafet an fu réew mi toll foog naa lu nekk waxtaan si war a am man gëmuma sax ne da nga war a jox nit leeta dama gëm ne ministry bi o physical plan seen kilifa yi dañ war a oo ñëpp ñu toog ñu waxtaane li leen pare pour def kenn ku nekk xalaat wax sa xalaat ñu seet ne waa su ko defee léegi kii fan la leen war a yóbbu loolu mu war a njëkkee am balaa bina leeta ne wax ne 1 month or 2 weeks time ni nga ñu tas seen kër yëpp te ñu fàtte dafa amoon fii jamono jàmbi baada kunkum jamono boobu Adama Barrow ak gars yi mu si opposition bi bu mu xappu noonu ñëpp ko ñaawlu woon bu nguuri yaa jëme daanele baata kunkum yëpp tas foofu yëpp ñëpp kon dem ko ñaawlu ko te foog naa ne nguur bi su ñëwee te war nañ mën a xoolaat ne loolu tax amoon na fi ñu ñaawlu ko léegi tey ñu suñ nguur lee lii nu ko defee mooy du ko defee nii lañ ko war a defee te lii nekkut xew na jaaba coow nañ ko fii moo tax waxoon naa ko suma wax ma ne ñetti fan rek la xam ne coow bi luy yàgga suñ ko defee dañuy oote press conference wax from there jeex soo demee koor balaa koor bi balaa nga xam sa fiit fekk sa ay at la ba affaire yow da ngaa sonna yow mu tas sa kër tas sa bagage yi xas sa bagage yi pour nga fay loyer sax doo ko am yaa ngi xalaat nooy lekki ak sa njaboot. li dañoo koor sax. so loolu yëpp nekk na lu nga xam ne nguur tey nit ki yow bala mu samp këram comme du ko xool bu waxee physical plan war na mën a ñëw ñu xool area bi wala ñu bind board bu nga xam ne dañ ko faa dañu ne fii reserve land la. def ko boobu mag ne kenn mu fi tabax wax ko alkaali bi ne fii bu kenn jaay bu kenn dëkk fii bu ko fii kër bu nga xam ne pour nguur la reserve land gars yi wax nii yëpp li si ëpp ñoom ñoo ko pàccoo. exactly loolu ñoom ñoo si nguur ñoo ko pàccoo. ñoo ko report boobu na fi gis nañ ko fi ministre yi di am ay si reserve land si te nga xam ne ministre si am nañ ay kër report boobu na fi gis nañ loolu. very good absolutely. so ñoom ñoo ko pàccoo su nekkee ne nga ne nag fu war a wut lapitaan ne ko war a football la communauté bi yëg nañ loolu la waa Salaaji yëgoo nañ ne fii place bii dafa war a am school dafa war a am lapitaan dafa war a am football fii dafa war a am loolu musu na am musu ko wax gars yi boo dem ba yaaxal léegi ne waa léegi li nga fa bëgg a def moo tax ñu yaax ko foog naa lii yëpp nguur daf ko war a xoolaat ne bala ngaa yaaxal ni ki place am la war def mooy toog la ngeen waxtaan ku nekk sa xalaat ne da ngeen wax lii dañ ko bëgg a tas parce que lu waa ifin jooji si ak magistrate yi am na aate yam ñu ngi ko def sax dañ dee xool intérêt si dëkk bi yow ñu def judgment sax suñu daal ne lii suñ ko defee nii mun na isi problème so il faut ñu flexible si seen judgment daf dee am na case nga xam ne suñ ko demee direct rek na am lu yàqu wala il faut ñu flexible ñu xool ne naka lañ ko war a defee nekkul lu yàqu bu nekk rek da nga ko war a implement peut tey dama wax naa ko fi keroog ma ne président Barrow bala mu nekk président métier moo nekkoon lii suuf jaay suuf moom fii la mu ne fii mu nekkoon liggéeyam fii lañ ko xamee lu waas kër jaay kër mu nekkoon liggéey président Barrow kon tey fii war a nekk problème am non peut être nguuram fu mu gën a bëri problème mooy suuf absolutely fu nga xam ne yow foofu nga mu ne fu la coow gën a bëri sa nguur mooy affaire suuf yi nii
ñaata commission la gaay taxawal fii ñaata commission land commission ñaata fi am benn implementing ko jël ay nit jox leen xaalis ay commission la ñuy def liggéey bi suñu paree ñu jël teg report bi bu ko dañ ko def affaire yi suma ay affaire xarit la kii nee na yàgg naa toog xaaral ma def établir benn commission mu si am dara am si capital am si jógee benn 190 am business am loolu moo fi nekk bon ñaata commission la gaa ici fii land commission ministre bi wax na ne gaa am ne naka lu mu wax lu ko wax léegi fii land policy gaa am nañ ko fii wala pour nga implement ko mooy ne ko problème bi because physical plan ñoom ñooy problème réew mi ifin tali gaa yi tas yooyu gaa yi di defin ni yëpp seen for la every day nga gis gaa yi dem si mbedd bi di daxa suñ mairie su ko télé loolu yëpp rôle yi physical plan la kenn ku nekk dafa war a am réew dafa am na koo yóbboo bon ñoom ñoo nekkoon fii jamono boobu ñuy tas kër yi fii ñuy complété di ko ŋaaña te ñoom suñu war ne mën a am programme xam ne dañ koo def kenn di ko yaax suñ ko yaaxee sax ne am fu nga xam ne dina faa yóbbu jigéen bi kii muy daan dooleem di dem di jaay struggle su amee benn 1000 dal si jëna semaine ñoo bloc soo ko tas sax nga oo ko nga waxtaan ñu kenn nga laaj ko ne ko yow yaa moom fii yaa fi def lii ak lan mooy seen liggéey laaj ko su lu mu nekk nga xëy na ne because government sax war nañu mën a house di estate government war na ko mën a bil fu mu nekk nii war na ko mën a bil boo tas këri jaamun nga ne ko waa léegi press conference xam ne yaa ngi ko oo nga ne waa ñëw leen man ma gëm ne sax loolu sax soo ko ooyee sax bul oote media bi toog la yéen neen ngeen discourse nga ne def leen lii ak leen mu nekk ngeen am dialogue su nekkee ne dialogue mënut a am kenn ku su génne ku nekk dañ wax si media wala ngeen isi media bi ñëw nga ne yéen bu leen wax ni ñoo war a wax fan la am si àdduna bi déglu leen ñu ñuy wax. loolu la ñu def de. dikki soo amatul fi. loolu la gaay def de. ku nekk da nga ko oo mu ñëw da nga ko war a jox mu wax xelaatam. amuñu pour wax amuñ pour laaj. kon jarul nga isi dikki peut-être koo xam ne tey ñu ngi tas kiram lu mu lekk sa problème la mu war a fay paas jógee Salaaji wala ñëw ba naka Sénégambia nu mu ñëwee sax paas bu sax naka la ko amee na nga ko xam. bu ko moom mi ngi am kontaan ne ñu ngi oo xëy na am na lu leen war a jox. exactement loolu moo tax ñu daw ñëw fa sax. bon nga ñëw nga ne léegi bu leen wax de toog la ngeen déglu ngeen tàccoon nu wala soo leen paree ngeen jooy wala lii la ñu def bon physical plan problème ni Gambie fu mooy problème bi ministry boobu dañu war a xool ministry of land bu baax bu ko tey ku nekk si boppi réew mi tey foofu mooy mun am foofu la mu ne kon tey problème waruñu koo mën a am bon every day yaa ngi gis coow yi naka suuf si kër réew mi fii every time yaa ngi gis coow bi boo tey lu gën a ñaaw sax mooy nga daaneel ci këram nga toog kii sooy daaneel ñëpp rek wala nga jox kii notice tey 2 days temps nga daaneel këram ko jox 2 days notice nga ne ko nag génne la nga ko tas ñaari fan nga ñu daaneel ko kooku fa la war a paak bagage bi war a génne fa la war a dëkk parce que nga mel ay mool sax ñu ut fu mu war a dëkk ak seen famille. ma wax la little secret there gars yi dañ dee waa liggéeykat si physical plan yi nga xam ne am nañ pàkk si layout yi. wax ma salaaj rek ñi nga xam ne am nañ pàkk si layout yi dañ dee woo si biir layout yi parce que dañ xam nañ ne man mun maa liggéey si fiscal planning ma jëlee laan encore ma moom ko xam nga conflict of interest la kii sama mbokk la di same blood la su ma ko joxee conflict of interest la dafa war a jaar di due process yaa ngi gis waaye lan la ñoo def dañoo bind allocation si seen bokk yi mbaa ñoom si seen boppa after dañoo dugg si biir layout yi di seet suñ la fa fekkee ngay développe foofu si saa si lañ laa binda notice man am naa ko maa ngi amee copie booy bis bi mu ñëwee sama side dafa binda man nekk ma fa ki ma dem ko kër gi dafa binda notice bi on Sunday official paper can you work official paper on Sunday that is with me as an evidence. non ongul man ma gëm ne sax. man ma gëm ne balaa ay benn paper di saaf samoon ay nit ay doomi réew mi leen yow ministre bi au physical plan toog leen waxalaat alkaali bi CFO bi kansolo yëpp ñu toog nga ne léegi dañ pare pour daaneel fii de léegi kenn ku nekk yow lan ma sa aanin lan nga am ñu xool ni nga waxtaanaa yow su leen d'accord suñ d'accord nga ne léegi lii mooy li la ñuy def ñu ne ñu Gambie leen wax dégg nga wax Gambie bu ees doxin bu ees kon yëpp dafa war a nekk lu ees booy ju procès bi nga ñu wax nii nekkul amul si réew mi fii